leen di nuyu ni ñu koy faral di defee rek samedi bu jot seen émission keppaar gi seen taay ci xew-xewu jamono ni ñu koy faral di defee rek di ci ànd ak waa BGV TAB muy ñoo xam ni suñuy naatango di ñu gunge ci liggéey bi boobu ba léegi bureau à grande vitesse travail application business di waxtaane nag li jëm ci xeeti retour des valeurs contexte justification ak rawatina lenn ci li nga xam ni mooy njëriñam ci wàllu andi saafara ci jafe-jafe liggéey ndaw yi nga xam ni jaaxal na àddina bi rawatina réewum Sénégal bi nga xam ni nag mel ni dañuy gis ni ba léegi rek lu am ay jafe-jafe la moo tax ñuy ànd di wéy di xàll li nga xam ni moo jëm yoonu andi ay saafara ci loolee nga xam ni moom la ñuy waxtaanee tey jii BGV TAB duma noppi di ko wax bureau à grande vitesse ñu sos ko si 2001 boobu ba léegi ñu def si ay liggéey yu am solo waaye jàpp rek ni ñoom ñooñee 3 janvier 2011 label bi ci boppam nag taxaw yeesalaat li nga xam ni moo di wàllu liggéeyam ba tax tey ji gis nañu sax jéego yu am solo yi nga xam ni moom lañ ci def tey ji nag moom mooy avant dernière émission bi incha allah samedi la boobu nag daañu fi teew ak kilifa gi ak monsieur Ndiaye boobu nag dañuy daal di ubbi téléphone may nit ñi nag ñu wax ndaxte lu toll si ñaari weer ak genn wàll mi ngi nii ñuy ànd ak ñoom muy lu intéressé doomu aadama yi wax dëgg yàlla à chaque fois bu ñu ñëwee rek auditeurs yi dañuy bëgg ñu ubbi téléphone bi parce que am nañu lu ñu ci war a wax am na lu ñu ci war a leerlu am na lu ñu ci war a rafetlu itam loolu yëpp nag liggéey bi il fallait que ñu yeggale ko tey sax ci yeggale bi tey settantal lay nekk rek balaa samedi prochain ñuy ubbi li nga xam ni moom moo di téléphone bi ñu gis ne itam rek dañ fiy faral di teew ak ñoom ñee nekk ci BGV TAB tey ji Issa Fane moom keroog andil nañu ay gan tey mu andil ñu yeneen gan Issa Fane gérant secondaire tey ànd ak ñaari top leader muy Lamine Diédhiou nekk ca BGV 3 fële ca Grand Mbao ca diwaanu Ndakaaru ànd ak tam seen jën moom itam top leader la nekk ci BGV 3 nekk fële nga xam ne moo di sa Grand Mbao Issa ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum. maaleykum salaam DJ Mbaye maa ngi lay jaar di lay jox sa wàccuwaay. di nuyaan aussi monsieur Aziz Wane. di nuyaat aussi suñu DG mooy Tete Amadou Ba. et l' ensemble des BGV TAB vraiment maa ngi lay nuyu di leen sant di leen jox seen wàccuwaay. voilà suñu réalisateur moom itam Abdou Aziz Wane ñu ngi koy gërëm bu baax si jàppandal gi tey maa ngi koy wax ni andil nga ñu yeneen ñaari gan. muy Issa muy Sën Sène ak Sën Diène plutôt ak Lamine Diédhiou n'est-ce pas ñoom fu ñu jógee Grand Mbao. waaw ñii ñaari ay top leader lañ au niveau de Grand Mbao. top leader mooy lan ci wàllu liggéey bi ngeen def nii. top leader nag DJ Mbaye boo ko déggee. mooy koo xam ne tey dafa dem ba former benn leader. ci biir équipe am. moom la ñuy wax top leader. moom ñaar yoo xam ne moom laa sëkk tey ci émission bi. ñoom ñaar yëpp ay top leader lañ. ñoom nag pare nañ pour nekk ay assistant gérant ci biir société bi en même temps. kon dama leen di ñaanal suñu gën a góorgóorlu ñu xam ne seen bés mu ngi ñëw ci bés yi te bu ñëwee dafay gën a neex encore une fois. vraiment BGV liggéey bu am solo la def li nga ma andil ci top leader mënu ma kaa wàññi boobu ba léegi n'est-ce pas c'est bien voilà tungu ne lu teew ñuy nataal wolof Njaay loolu la koy waxee. maanaam saabu du fët boppam itam waaye nag gan yooyu nga xam ne ñoom lañ doon wax léegi te ma waxoon Issa mu ñëw ci ñoom ñu ngi nii jàkkaarloog man Sën Diène asalaamaaleykum. maaleykum salaam monsieur Mbaye. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. ñu ngi lay ñaan une brève présentation kan mooy Sën waxal te wax naa ko léegi saabu du fët boppam waaye itam tungu ne du teew ñuy nataal. waaw Sën Diène mooy ku nekk Grand Mbao lu dëgg. kii di koo xamante ni macha allah ku yëg boppam si liggéey bi. pare pour nekk assistant. kañ nga dugg ci liggéey bi. liggéey bi maa ngi siy dugg 2015. 2015 laa si dugg. léegi mu def ñetti at. mais balaa avant tout damay gërëm ñëpp aussi di sant ñëpp. képp koo xam ne laalatal micro bi voilà ok waaw c'est bon. képp koo xam ne rek yaa ngi SMD. bu baax. naka nga def ba ñëw BGV. ni ma def ba ñëw BGV yomb na lu simple la. dafa am benn bés ma nekk suñu kër di root. sama top leader bi indi ma benn fiche suñu kër jox ma ko. ma liir noonu ndekete liggéey la amul problème léegi après si naa wootee bi ma wootee Grand Mbao fekk fa benn gérant bu ñu wax Jean Paul Ndiaye mu recevoir ma accueillir ma
léegi nag mu jox ma rendez-vous lundi le 5 mai 2015 bi ma joxee rendez-vous bi après mu ne ma demee na nga ñëwaat la mardi bi ma ñëwee si la moo topp jeeju defal ma aussi test ñu ànd ñu jël ma noonu laa def ba dugg si liggéey bi. avant boobu lan nga daan liggéey. daan naa liggéey ñaw. nekkoon naa aussi tamit télécentre waaw. jamono yi télécentre yaag yooyu. waaw voilà yan expérience nga dund ci biir VGB. li ma siy dund bari na trop. dund naa si lu neex aussi dund naa si aussi lu metti parce que am naa si ay jaar-jaar. bi may door a dugg au début metti woon na trop. mais terewul ma gëm sama bopp. dëggal sama bopp gëm na ni lu am solo la bu ma si nekkee rek dinaa ma si gis yoon boo xamante ni su ma si jaaree aussi dinaa si mas a tedd ba faw tedd sama famille. loolu moo tax ma nekk si. waaw metti bi xam naa wax ju bari jeeg ay kii day taxawaaloo. léeg-léeg nga dem mu metti nga bëgg a bàyyi mais tey rëccu woo ko de. non rëccu ma ko ba dëgg yàlla maay sant yàlla bu baax. parce que am na lu ma jot a defar donte aussi yeggaguma fenn bi sax mais am na lu ma jot a dund tuuti. parce que metti woon na trop sama jëkkër bàyyi ma woon. li may door a duggal da ngay dem di wër di taxawaalu. lu nekk nga koy def. waaw dinaa la bàyyi. am na ba benn instant sax daf ma wàccoon. waaw fase ma liggéey bi. mais tarawul toujours may garder la bonne attitude. toujours may gën a gëm sama bopp. et taxul maa ngi naxtaan ak moom di waxtaan ak moom doon di comprendre mais nekkul na daf ma bañ dafa comprendre li may def. mais man mi si dugg rek xam naa li ma jëmee ak li ma war a defar ëllëg loolu moo taxoon ma xuus ne lu ma lëndëm rek dinaa xuus jàll aussi ndax say morom ñoo fi jaar am na ñoo xam ne jaar nañ fi tey ba avancé nekk ay assistant ay gérante ma ne pourquoi nag man mënuma na jaar foofu donte aussi dina metti mais dafay neex mais soo ko gëmee rek ala kulli aal suñu borom daf la si jàppale ndax yàlla moom li nga bëgg rek la siy fekkee. loolu mooy tey ma toll fii ba toll si système bi. voilà di firndeelaat la question de l'insertion sur le marché de l'emploi des jeunes. même sax su fekkee jànguñu xam nga loolu xam naa dinañ ñëw ak Issa peut-être après si loolu laay wëlbatiku si Lamine Diédhiou salaamaaleykum yow itam maa ngi lay nuyu. waaw maaleykum salaam. ñu ngi lay dalal jàmm. waaw yéen aussi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. di leen gën a santaat bu baax a baax. mais tamit di gën a sant suñu responsable yi mag yi nga xamante ne tey ñoo fi nekk grâce à ñoom moom moo tax tey ñu mën a ñëw teew fii aussi tamit. voilà doon ñu présenter tuuti sa bopp doonte jafe na saabu du fóot boppam ni ma koy waxee. waaw Lamine Diédhiou moom kii la top leader la bu nekk au niveau de Grand Mbao BGV TAB. 3 donc. doon na koo xamante ne aussi tamit donc ku gëm boppam la te aussi tamit pare na pour monter les choses quoi. kañ nga ñëw ci BGV. BGV maa ngi ci ñëw 13 novembre 2016. 13 novembre 2016. waaw laa ci dugg waaw. naka par quel canal naka nga def ba dugg ci. dafa amoon benn bés ma dem seeti sama benn tante. bi ma ki doon seeti noonu far muy ñibbi waale mais noonu muy ñibbee noonu nag am sama benn top leader bu jigéen. ñu naan ko Loki daan Ndeye Ndoye moo ma jox fils bi mais bi ma koy jox nag dafa insister. mais insister bu insister noonu après dafa am lu remarque lu mu def ci yow quoi. nga ne waa kii lu tax muy insister par curiosité quoi. waaw man ne waa kii lan moo tax muy insister ma ne kon amul problème bàyyi ma jël ko. te des fois da ngay toll moment yoo xamante ne moment yu dur la. mais doo xam naka ngay def mais justement il faut nga tenter ci laa jël nag fiche bi. woote mais bi ma woote maa ngi dese woon kii. benn 600 francs yoo xamante ne pour li ma dundee daal li ma war a lekk. mais dama ne non comme sens la. xaaral man tamit ma fexe ba woote. léegi ci laa woote jot suñu très cher gérant Jean-Paul Ndiaye. mu jox ma rendez-vous ci ëllëg sa ma ñëw bi ma ñëwee ñu won ma liggéey bi biñ ma ko wonee nag man moom dama ne woon même su fekkoonte ne Gaston la sax man nangu naa. waaw bi ma ñëwee wonee mu won ma ko wax ma ne waa amul problème loolu moom. lu tax nga ni su fekkee Gaston la sax nangu ko la. waaw parce que dañu ne am na fooy toll moom. des fois da ngay sës. waaw da ngay sës te soo xasee ba sës rek donc bul bañ dara parce que dañoo ne y a pas de sous-métier mais y a que des sous-hommes. kon donc nit ki ak lépp lu ñu la munti jox sax bul bañ mais tout le temps demal. mais man nag dama sësoon aussi tamit moo tax biñ ma. fekk na instant boobu amoo liggéey. def waaw fekkee instant boobu amoon liggéey parce que dama doon dem ay football rek laa gëmoon. xam nga affaire boy town. solo ba rafet noos xam nga dem. jafise dem ci palasier ak kii xam nga te aussi tamit xalaatoo woon sa avenir donc parce que déjà amoon na ñu téye woon sa avenir yow xalaatoo ko
mais de ce fait que am na fooy toll moom donc yow yaay war a jël lépp en main. donc pare say disposition ne ak man dama war a mën a tekki dans la vie. loolu moo taxoon nag ma gën cee gën a soobu gën cee dugg nag. waaw sa niveau d'étude lan la. sama niveau d'étude kii la seconde la. seconde waaw voilà Issa. donc c'est vrai que sën wax na lu am solo mais bii nga xam ne moom la Lamine wax dafa firndeel ni dafa régler problème mu emploi parce que nee na boobu fekk na moom mu nekk dans le chômage deful dara. xam nga sonn bay bëgg a dee di firndeel laat rek li ma doon wax léegi ni question insertion sur le marché du travail des jeunes nekk na question bu nga xamee ni BGV réglé na ko. ok merci DJ Mbaye comme ni nga ko waxee léegi xam nga BGV TAB dafa nekk benn structure ba xam ne dafa jóg uniquement pour jàppale jeunes yoo xam ne amuñ xëy. te Lamine waxoon na ko fi léegi y' a pas de sous-métier dans la vie. mais y' a que des sous-hommes. nit ki lépp looy def ci àdduna boo ko gëmmee rek yàlla fekk si la. te BGV dafa nekk structure ba xam ne am na yoo xam ne tey dañuy jaaxaloon mais bu ñu ñëwee au niveau de BGV TAB seen jaaxle dafa jeex. parce que tey dañ lay jàppale ci formation bi d' abord parce que lu gën a bon ci doomi aadama mooy nit ko xam ne gëmul boppam. mais nit ki bu gëmee boppam rek avec BGV TAB boo ñëwee. dañ lay gëmloo sa bopp ñoo xam ne yow boo gëmee sa bopp mën nga yegg foo xam ne gars yi yegguñ foofu. te BGV pare na pour jàppale ñoo xam ne tey amuñu xëy. te Sénégalais léegi dañoo bëgg a xaar état bi te état bi mënu satisfaire tout le monde mais ñun ñoo war a jóg fépp liggéey pour dëkk bi mën a avancer. te dëkk bi lu koy avancer loo ñun ñoo ko mën a avancer loo. mais mënuñoo xaar état bi mënuñoo xaar suñu grand frère yi non mais il faut ñu jóg fépp liggéey pour dëkk bi mën a avancer. te ñun tamit dañ. BGV TAB dafa bokk ci koo xam ne te dafa ñëw pour contribuer au développement du pays. te ñu ngi ci waar bi te incha allah duñ ci tay di ciy def. en même temps. voilà et am na loo xam ni dama koy faral di wax xam naa ne dinañu am occasion bu ñuy ubbi téléphone bi ak Tété ak Jean Paul bu ñu fi ñëwee moo di fexe na tam ba drames sociaux yi ñuy gis une partie sax su doon une infime partie réglé na ko moo di l'immigration clandestine. dem si wàllu mbëkk mi xam nga foofu nag mu ngi gën a rawee dans la banlieue dakaroise ki nga gis nga Lamine moom nee na ñoom am na lu ñu gëm loo xam ne lii mais est-ce que am nga xam nga ay nit yu dem ci gaal yi. waaw drames sociaux yi waaw man moom am naa ci ñu bëri sax. oui Grand Mbao man xam naa ay nit yoo xam ni ils ont péri en mer quoi. am na ci ñu bëri ñoo xamante ne loolu moo leen gën a kii quoi. waaw ñu bëri amoon naa ci ay xarit yoo xamante ne dem nañ. donc mais nag suñu demee des fois influence extérieure bi souvent moom mooy gën a dominer. par rapport yow mi nga xamante ne yaa ngi fi. parce que yow mi nga xamante ne yaa ngi fi defoo dara rek donc sa famille suñu gisee sa benn xarit boo xamante ne yéen a nekkoon. mu dem waaw andi ay bagages. waaw su ko defee nag ñu commencé di la sol ay négatif. léegi amaana négatif yooyu noonu ñu lay sol rek loolu mooy tax ba tamit di nga bëgg a dem sax mais doo am foo mën a yegg donc mais ñi ma ci gis yëpp à la fin man nag rëccu moo li tax mu duggee ci. parce que ñi ma ci gis yëpp donc su fekkente ne côté intérieur. man am naa ci loo xamante ne tey yaakaaruma ko woon. mais tamit su fekkee tamit ci côté connaissance tamit. am naa ci ñëw loo xamante tamit yaakaaruma ko woon. su fekkee tamit ci côté capacité tamit gën a gëmaat sa bopp. yaakaaruma ko woon mais grâce à société bi. moo tax tey ma am ko. des fois da ngay gis koo xamante ne da ngay kii sa si réseaux sociaux yi sax. donc yonteeg moom mu ne la yow léegi yaa ngi noos de. yow léegi yaa ngi lekk sa xaalis de. mais moom après lu muy dundee moom dala koy wax dala naan man kat maa ngi nekk fii di dund tolof. la ma nekkoon wala sax lu ko gën a yées. waaw ci lu ko gën a yées te am naa sam benn nijaay boo xamante ne nee na doomam mu ngi ci plantation yi lañ ko yóbbu. te pourtant amaana ne bu muy nekk fii soo ko waxoon demal bëyi day bañ. mukk xel mënu ko xel nangu ko. kon donc li ngay bañ fii soo demee Europe moom ngay fekk ci. mais nag balaa caa gëmal sa bopp nga réaliser loo xamante ni sa dëkk la su ko defee fierté lay doon ci yow. su ko defee ndam bu rëy lay doon ci yow. mais nag yow nga dem foofu noonu xam nga di béy ñëw fii naan non man du ma béy quoi wala dugg na fii génn na fii. mais foofu gars yi boo leen fekkee ci tool yi da ngay defee ni sax bon surga yi sax ñoo leen tane quoi. xam nga surga yi fii sax di nga am un temps de répit dem añi mais sous le soleil muy taw muy naaj ñu ngi witti rek. te liñ leen di fay du bëri n'est-ce pas. ba pare amuñu këyit mais vraiment toog fii moo gën daal. ak BGV sën yow lu mu la andil tey li ngay dund nii. BGV lu mu la andil tey. lu ma indil bari na trop. li ma indil macha allah bari na trop. parce que am na yenn yoo xam ne ni yëpp newul woon si man. ay développement personnel qualité intérieure expérience en même temps jural na ma loo xamante ne macha allah toujours damay toog sama famille di partager. wala sama xarit yi di partager. yëpp naa foo xamante ni macha allah mënuma toog fii sax xëy na di ko wax ndax dafa mel ni
ne daf ma jëlee si lëndëm indi ma si leer mais grâce à BGV tey su ma demee bay liir bay jàng yéen ne moom moo ko def si man te amaana loolu noonu yëpp newuloon si man kon nag loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la moo tax toujours damay gën a yëg sama bopp damay gën a sant sama bopp si biir liggéey bi li may rëcc kañ moom li ma si yéex a dugg mais su ma si teeloon dugg macha allah heure bii gën waxatu ko liggéey bu noble ba liggéey bu neex la liggéey bu am valeur la liggéey bu riche la en même temps boo ko gëmee rek macha allah dëgg sa bopp teg ko sa fit comme ni ma ko waxee woon rek kenn du la raw say morom duñ la raw say maas duñ la raw di nga sigil sa famille sigil sa réew sigil sa bopp. n'est-ce pas ouais, mais itam am na xëy na ay jigéen ñoo xam ne je suis sûr que ñu ngi ñuy déglu. peut-être am na benn message boo leen war a mën a livrer ay jigéen nga xam ne ñii ñi ngi nekk di jaay seen bopp ñu ngi nekk di def loo xam ne li xëy na neexul yàlla. peut-être di nga leen mën a lancer benn message à travers yow sa expérience yi nga dund ak li ngay liggéey tey. waaye que ni mooy ñu gën a gëm seen bopp rek. ndax àdduna gëm-gëm rek moo si nekk. boo gëmee sa bopp xam yow yaay kan xam fi nga jëm yaakaar naa dara jomm la. ndax jigéen boo demee ba yenn yi rek jommatu la rek xoolaatal sa bopp ndax comportement day wàcce ba si dëkk comportement day wàcce ba si kër mais comportement day wàcce ba si nit ki surtout nag jigéen ndax jigéen mooy jur wàlliw mooy jur président mooy jur keneen ku mu mën ci nekk te yaakaar naa ne am na mooy dund si biir àdduna rek dafa war a dund boo xam ne dund bu nice la parce que ëllëg sa ndaw dafay jeex mais sa ndaw su jeexee noonu il faut que sa mag mu ñëw sa mag boobu nag sa la ñu nettalee say jaar-jaar te sa jaar-jaar yow dafa war a nice kon képp koo xam ne yaa ngi def na ko sunu noonu rek xoolaata sa bopp toogal sa ruux ana kana man te xam na la am na samay morom ñoo nekkal da nga war a tëddal sa famille tëddal sa njaboot mais tëddal aussi sa waajur yu ñeeral ndax am na ñu def si yow ba tey fii nga yëg sa fi nga yëg si kon nag lépp loo war di def rek xoolal li may def ahlan sama diggante sama borom ndax jigéen baax na góor baax na te góorgóorlu rek moo fi nekk góorgóorlu war na góor war na jigéen mais képp ko góorgóorlu teg ko si yoon rek macha allah di nga siggi sa famille ndax jigéen amul lu dul boppam dama ko war a gëm sa bopp lépp lu may def dama war a gëm sa bopp ndax lu waay di def di si torox rek am na ku koy def di si tedd moo tax jigéen à chaque fois rek da nga war a gëm sa bopp ndax foo dem léegi nii yaa ngi fekk toog jigéen mi si wetam te jigéen mooy doon président mooy doon ku ne kon jigéen bu nekk sunu noonu rek xoolaatal yoon bi nga nekk nga mën a ba teguwaat beneen yoon bu normal boo xam ne yoon bu ris la bu ko defee da ngay am way woo xam ne way bu dul jeex waaye nettal bu nice la boo xamante ne fépp foo jaar doo am benn taas fépp foo wax rek ñu la gongo lan moo la koy may sa nekkin bu rafet sa jaar-jaar mais da nga xam sa bopp xam yow yaay kan poser sa poids bu ko defee nag lépp loo song aussi dañ koy daan. voilà soxna si li mu wax am na solo Issa. oui oui c'est vrai hein. ok ça c'est un message très fort. vraiment li wax ni sax dafa riche quoi dafa riche en expérience d'abord. parce que Lamine wax na ko fi léegi ci wàllu booy yoo xam ne dañuy mbëkk gaal yi di dem. man gis naa ci benn copain ba xam ne suma xarit la mais il est en Espagne. mais actuellement dafa nekk ci ay dund yu métti franchement. parce que foofu dafa métti parce que ñu ngi ci tool yi di béy te pourtant li ñuy def foofu. en Espagne bu ñu ko defoon fii Sénégal le pays va se développer. mais c'est léegi nit ku ñu dafa complexé. parce que lu ñuy bañ fii bu ñu demee Europe loolu la ñuy def foofu. kon donc bu ñu ko defee fii kon donc le pays va se développer. kon donc développement dëkk bi ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp surtout jeunes yi ñu bañ a dugg ci gaal yi bañ a jaar ci désert bi ñu toog seen réew liggéey pour dëkk bi mën avancer. te liggéey rek mooy avancer lu dëkk boo gis tey mu avancer parce que jeunes yi fa nekk dañaa nangu liggéey kon ñun tamit au niveau de BGVTAB. dañaa jël fléau boobu mu nekk benn combat pour jeunes yi ñu gëm seen bopp toog fii Sénégal liggéey pour dëkk mën a avancer. franchement parler. bon c'est vrai que xëy na nguur gi deful bon enfin ça c'est un autre domaine bëgguma ci dugg sax ay opportunité liggéey amul quoi ça il faut le reconnaître metti na quoi parce que da nga gis kuy ñëw da ngay ne su ma ñëwee damay wutal jeunes yi liggéey boo ñëwee jeunes yi ngay jëkk a toroxal. oui déjà c'est une question mais tam nit ki war na mën a gëm boppam bañ a dugg ci leen nii par exemple ay immigration clandestine dem loolu defe naa dem sànq sa bopp la rek. n'est-ce pas non c'est que xam nga loolu lépp ñàkk gëm sa bopp la rek parce que tey ñëpp mënuñoo liggéey ci bureau. comprendre ñëpp mënuñoo nekk chauffeur. mais kon donc nit ki ne yow yaay xam la nga bëgg ci àdduna rek. comme ni ko seen waxee léegi. nit da ngay xam sa bopp. gëm sa bopp gëm sa bopp daal. boo gëmul sa bopp daal dara du la jomb mais nit ko xam ne gëmul boppam vraiment du mën a réussir dans la vie kon donc jeune yi. man daal Aziz BGV bëgg naa cee xaw ma nag nu ko tete di gisee bëgg naa cee yokk gëm sa bopp vraiment. non vraiment attends non disons-nous la vérité. parce que lii ku gëmul sa bopp mënoo ko def. non mënoo ko def franchement. parce que tey réussir ci boppam moo yombul. réussir dans quelque chose dafa jafe.
parce que dana am ay tolof dana am ay obstacle mais obstacle yi nu métti ñun dañuy xuus jàll parce que dañaa gëm suñu bopp. on a la patience on garde tout ce qu'on appelle la bonne attitude. moo tax ñun jafe-jafe du ñu jaaxal parce que xam nañ nu ñuy mën a une solution. ba jafe-jafe boobu mu nekk lu baax ci ñun. kon donc jeunesse yi nañ gëm seen bopp man lu rek laa leen di wax ñu gëm seen bopp surtout les jeunes de Thiès. je m'adresse surtout aux jeunes de Thiès ñu gën a góorgóorlu gëm seen bopp quoi parce que Thiès am na liggéey. Thiès am na liggéey mais jeunes yi maanaam dañaa tàmm xool lu ñuy liggéey mais buñ gëmee seen bopp rek dañ mën a avancer. voilà Aziz mu ngi nii moom l'homme de l'ombre mais tey dina yëkkati ay kàddu Senicom Média moom mooy réalisateur co-réalisateur émission bi Aziz gis nga de wax bi fi mu toll tey ji defe naa ni am nga loo ci sànni ci kàddu. voilà DJ Mbaye donc may rafetlu déjà émission bi mënu ma woon bañ a intervenir bien vrai que maa nekk ci ginnaaw du coach l'équipe alors da ngeen a wax léegi gëm sa bopp. donc mu nekk point boo xamante ne daf ma incité ci ma dugg wax ak population bi xamal leen ni le donc BGVTAB ñu bëri daan nañ déglu fii Momar Ndao mu doon ñëw ci émission yi n'est-ce pas bokkoon na ci ñi ñu gradué ci cérémonie bi passé mais gëm boppam moo tax tey Momar Ndao ñu yóbbu ko au niveau de Kaolack mu créer une entreprise BGVTAB et tey il dirige une équipe. donc mu ngi nekk di mener à bien le travail de BGV donc créer nañu expansion et je pense que loolu c'est un résultat patent boo xamante ni Sénégal yëpp mën nañ ci teg seen bët n'est-ce pas donc loolu tey ñii nekk fii di wax ci rajo bi loolu mooy seen finalité c'est des futurs chefs d'entreprise demain mën nañu diriger entreprise mën nañu diriger ay équipes voilà donc loolu laa bëggoon a wax nit ñi xamee ko noonu que à chaque fois ñuy gis un élément sur le terrain c'est un futur chef d'entreprise jërë ngeen jëf. jëf léeg-léeg di déglu waykat ba ngir xam la muy wax am na solo parce que recoupement la rek day wane ni itam am na solo trop waaye itam Issa damay faral di wax ne wax naa ko lu dul benn du ñaar BGVTAB ce n'est pas uniquement la recherche de profit am na yeneen valeur ah dama koy faral di wax solidarité ay tolérance ay patience gëm sa bopp nañ ko féetale ne boobu moo jiitu alors loolu dañ koy firndeel ah waaye effectivement parce que BGVTAB mission BGVTAB du uti xaalis kese. parce que am na yoo xam ne tey bu ñuy ñëw ci au niveau de BGVTAB uti xaalis moo leen fi indoon mais ñu ñëw gis fa loo xam ne moo ëpp xaalis ñu toog kon donc BGVTAB ay valeur la ñuy inculquer ci nit ki mooy d'abord mooy nga gëm sa bopp d'abord mais aussi nga xam yooyee kan nga nekk nit ku jub xam sa bopp nga yebalee sa am-am. c'est très important. parce que loolu nekk valeur yooyu xam nga dëkk bi dañaa ne dëkk bi dafa yàqu mais dëkk bi yàqul de mais jikko yi ñoo baaxatul. te nit du dara lu dul jikko. sa jikko bu baaxee sa léppay baax mais sa jikko ba amee benn jikko boo xam ne jikko bu bon la ci yow foo dem rek jikko boobu daf lay topp. te jikko yooyu nag BGVTAB dañ koy liggéey ak ñun franchement. parce que bañ nañ ko ba BGVTAB boo fa ñëwee. il ne suffit pas d'être bon pour commencer mais de commencer pour être bon. absolument c'est très important. am na yoo xam ne bu ñu ñëw au niveau de BGVTAB amoon nañ ay comportements yoo xam ne comportement yi bizarre la mais avec la formation de BGV. dañ leen accompagner ci formation boobu ba tey boo leen gisee tey doo leen xamee. te pourtant il fut un moment dañu amoon comportement bu garaaw. mais actuellement boo leen gisee da nga leen naw ci seen comportement. kon nit boo bëggee changer da nga mën a changer. ku dul changer mooy nit ko xam ne du déglu. mais booy déglu ñu lay orienter bu yàgg rek da nga changer. mais loolu la ñuy wax le partage des bonnes pratiques dans l'activité. oui des BGV parce que mën nga ñëwaale ak sa bon di ànd ku baax. xëy na. à la longue mën na am est-ce que xam nga comprendre nga li ma wax. loolu day faral di am quoi loolu dama ko bëgg a nataal li ngay wax rek. waaw ok c'est parce que gis nga nit bu bëgg a bon rek da ngay bon. mais boo bëgg a baax rek da ngay baax. mais nag boo xoolee yow lu la arrangé da ngay xool ñaari ban moo ci gën nga jël yoon bu baax bi kon man bu may ànd ko xam ne dafa bon du ma fexe ba kooku lu bon boobu mu fexe ba loolu mu def ko ci man. parce que tàpp sa man dinaa xam man may kan. ci ban famille laa bokk bu boobaa du ma am wéy bu bon. c'est très important te BGVTAB nit ku dëng sax boo nekkee ci BGVTAB bu yàggee da ngay dem. parce que déjà suñ DG mooy le gérant Tete Amadou Ba. mu nekk nit ku xam ne nit ku exemplaire la
mu nekk nit ko xam ne nit ko am valeur la mais mu nekk nit ko xam ne royukaay la BGVTA bi boo fa nekk booy xool ci moom rek à chaque fois yow da ngay teg ci yoon te boo tegee ci yoon rek incha allah la nga bëgg rek da nga koy am voilà mais boo tegu ci yoon tamit boo ñu ngi bëgg a fàtte produit sax waxtaan bi moo neex muy Lamine bàyyi ma yokk ci lenn parce que dañoo ne des fois xel moom du doy sottalante rek la parce que da ngay gis ne tey BGVTA bi maanaam tey ni ma koy waxee souvent tey valeurs yooyu ñoonu moo manqué leen mooy ñun africains yi toog naa ci nag càmbar ko ba jàng ko parce que dafa am moo yoo xamante ne dama ko ci boolewaale muy lan le mot Zagreb Zagreb le premier des choses mul S bi mooy lan solidarité donc A bi mooy lan accueil G bi mooy générosité P bi mooy le partage et E bi mooy écoute te soo ñëwee BGVTA bi loolu moo fi ne comme suñu gérant ni mu ko waxee donc soo ñëwee solidarité bi mu ngi fa ko loolu de ce fait que ñu jox la fils loolu solidarité la ne la kaay ñu jox la liggéey A bi soo ñëwee dinañ la accueillir teete la di la teete ba teg la ci yoon bu norme G bi mooy lan générosité boobu nag entre suñu biir dañuy bëgg di générosité ba jàppale nit ki ba mu gën a yëgaat boppam beneen bi aussi tamit amaan na lan le respect parce que tamit képp ku la jiitu si teen moo la mën a woon fi ngay toogee donc de ce fait que dañuy xool ci ñoom jox leen respect beneen P bi mooy le partager tamit comme ni ma ko waxee ci solidarité ak générosité beneen bi aussi tamit écoute te da ngay gis ne Afrique tey loolu bokk na ci li nga xamante ne gën na fee gën a manqué te aussi tamit bokk na ci lan le retour des valeurs te yooyu aussi tamit nañ ko gën a incumuler te BGVTA bi moom gis naa ne loolu mu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax laa moom ma ci doon yokk quoi. voilà 100% bio cheveux pour waaw seen jëlal produit bi ñuy def ci bopp laa bëgg nga présenté ñu ko tey jii après voilà wala seen roi de la force jëlal ñu seen présenté ko pour jeexal nga présenté ko auditeurs yi. waaw kii mooy seen produit médical la. moom la ñuy wax seen roi de la force. te ay plantes naturelles lañ ko liggéeyee. à base de lempire. jinjeer laaj abdu soda ak plante bu ñuy wax fenugrec. dafay faj feebar yu bari. ndoxum siti estomac asthme ballonnement fatigue générale. et 100% naturel la 100% bio la c'est pour toute la famille. loolu moo tax produit bi efficace la. ku ñëw BGV di nga ko fa fekk. ku ñëw BGV rek di nga ko fa fekk en même temps dañ lay defal facture yëpp. pour assurer le traitement bi. après Issa dina joxe contact yi oui Lamine yow mën nga ñu présenter pommade cheveux Aïcha bi 100% bio. oui kii moom 100% bio la ñu naan ko seen pommade Aïcha. moom c'est à base de huile d'olive huile d'ail huile xabadu sawda xorom poole ak karité. mais nag efficace na trop dafay maye karaw day sëkkal karaw day dindi karaas ak ndoxum siti même karaw yu ruus noonu di damm yëpp moom tamit moo ci gën a gaaw mais traitement bi moom 2 semaines da nga daal di gis résultat yi moom tamit soo ko jëlee dafa ànd ak garantie les saa yu ko jëndee rek après le renseignement boo ci munti soxla rek dinañ la ko jox. voilà kon Issa jox ñu contact yi ñu terminé. waaw ok dama ci yokk tuuti rek DJ Mbaye parce que produit bi tey surtout le roi de la force bi. dafa nekk produit boo xam ne produit bu efficace la. parce que la fois dernière bu ñu defee émission ba pare. y a pas mal de personnes yoo xam ne jaar nañu au niveau de l'agence pour jël produit bi. parce que xam nañ produit bi. même le produit pommade Aïcha bi aussi la même chose kon donc j'invite à toute la population ñu jege suñu agence. képp koo xam ne da nga soxla produit bi boo ñëwee au niveau de BGVTA B de 2 bu nekk R100 da nga fekk gérant bu fa nekk muy monsieur Mballo numéro téléphone bi c'est le 70 484 52 48. moo nekk R100 derrière la boulangerie Sëñ Fallou. beneen ba tamit boo ñëwee au niveau de BGVTA B 4 bu Mbour 2 en face de l'école privée Mandela gérant bu fa nekk le gérant Fane numéro téléphone bi c'est le 77 747 82 85. képp ku soxla produit boo ñëwee foofu dinañ la jox produit bi. boole la ci aussi ñu jox la facture garantie la wax la produit bi c'est un produit bio sans effet secondaire. ok c'est très important. ñëw leen tabax seen ëllëg ak BGVTA B bureau à grande vitesse travail application business. BGVTA bi mooy kër gi tàggat di joxe wàllu liggéey ak a suqali micro entreprise yi ñiy jéemal seen bopp te doole bareegul yéen ndawi Thiès BGVTA bi ubbil na leen ay buntam ngir tàggat leen ci wàllu marketing ak communication jënd ak jaay ak jokko muy tàggat bu ngeen dul fay dara lépp tegu ci fulla fayda